jërëjëf chers téléspectateurs de Baol Times TV dal leen ak jàmm seen émission question de l'heure tey nag on a le plaisir de recevoir Ousmane Mbacké Ndiaye ancien conseil municipal ci atum 2009 jàpp 2014 Ousmane Mbacké Ndiaye yow ngay nekk koo xamante ni tu te réclames défenseur du foncier au niveau de Diourbel en même temps nga constitué wu ne yaa constitué wu partie civile bi ci ñi nga xamante ni ñoo amee jafe-jafe ci ñi nga xamante ni mooy wàllum suuf si Ousmane Mbacké est-ce que mën nañoo xam fi ñu tàmbalee mooy maanaam wàllum suuf si kañ la tàmbalee njaareem dëgg wax ji. waaw suufu yàgg naa lëmbee njaareem liñ ci jot a enregistré ci ordre chronologique mooy ñun bi ñu ñëwee ci conseil municipal laataan may accéder en 2009 ci conseil municipal damaa yàgg gëstu ci mbirum foncier. ndax mbirum foncier maa ngi ci tàmbalee xeex ci marché Ndoumbé Diop bi ci atum 1994 ba 2009 bi ma accédé au conseil municipal. léegi bi ñu ñëwee au conseil municipal avec l'équipe Benno Siggil Sénégal sous le magistère de maître Cheikh Godin Aminata Tall moom moo ñu précédé woon équipe am ñoom en 2008 Ahmed Dieng secrétaire municipal dafa defoon benn appel d'offre ci rajo yi Njaaréem yëpp ne képp koo xam ne kii bëgg nga kër jëlal juróomi ji ni nga dem perception fay ñu jox la sa kër loolu ba mu amee Njaaréem yëpp foofu daw dem versé ji ba ñuy versé jot nañ ci jàpp ñeenti junniy parcelle ak juróomi téeméer yoo xam ne ñoom daggoon nañ ko li ne ci état yi nag parcelles yooyu xaajut ndax li dagg ay quittance ci perception municipale ñi nga xam ne tey taxaw nañu de réclamer seen i parcelles ñi ngi toll ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoom ñi ngi daggoon ñeenti junniy parcelles ak juróomi téeméer. loolu 2008 la. en 2008 ba loolay amit conseil municipal bi délibéré wul amul délibération du conseil municipal. léegi texte yi dafa wax collectivité locale mu ne benn lotissement boo xam ne bii romb na téeméeri parcelle ministre de l'urbanisme rek moo am sañ-sañ joxe autorisation bi fekk dañ koy présenter un dossier vraiment boo xam ne tegu na ci yoon jaar na fi mu war a jaar. conseil bi délibéré na autorité contrôle de la légalité joxe approbation maanaam la procédure ñu respecté ko buñ ca noppee li texte yi wax mooy dafa am benn commission domaniale boo xam ne maire ba moo koy jiite ak service technique yi ci dëkk ba ak ñiy contrôler légalité ak les bonnes volontés du conseil municipal ñi bëgg a bokk parce que ñoo fa teewal ak sama loolu yëpp bañ ko gëstoo ba xool ko ba ci biir dara amu ci respecté wuñu ci benn loi texte bii rapport de synthèse la maa ngi ko bindoon en 2014 ginnaaw ñun bu ñu accédé dama demandé au conseil dañuy def état des lieux ci wàllu foncier ñun lan la ñu fi Aminata Tall bàyyi ci wàllu foncier parce que fukki at ak juróom ñoom ñaar ñi ngi passante lenge bi Cheikh Godin a fait 2 mandats avant ñun ñëw Aminata Tall def benn muy 3 ak suñu mandat 2009 2014 muy 4 mandats di ñaar fukki at yoo xam ne mairie Ndiarène ni ngi nekk ci diggante Cheikh Godin ak madame Aminata Tall passation de service seen ñaari cabinet la ñun bi ñu ñëwee en tant que élu locaux légitime demandé nañu def état des lieux ci foncier bi globalement lépp loo xam ne gestion équipe municipale la demandé woon nañu ci état des lieux particulièrement nag ñu insister ci foncier bi léegi Cheikh Godin nañu moom mënut a joxe benn résultat ci loolu ñuy laaj dafay xaar fin de mandat pour def un bilan kon xam nga foofu maanaam mbir ma ngay commencé rof dargal dara fa séeni wuta leer donc coow loolu dakkul ba ñu porter plainte man personnellement ma xool xam ne lii jëmul kër ma porter plainte fi mu war a jaar yëpp saisir naa autorité administrative locale dara sottiwul ma bind le procureur porter plainte en tant que conseiller et élu parce que bu ëllëgee dinaa mën a taxaw wax population Ndiarème ne mairie suuf si kat ba ma ñëwee lii laa fi fekk leneen ak leneen lii laa fi fekk kon loolu moo tax ma déposer plainte pour spéculation foncière faux et usage de faux sax boole woon naa ko ci. léegi gendarmerie def na enquête la plainte bi ma njëkk a déposé sax dafa am du dilatoire au niveau du commissariat de police dossier bu ñu bloqué ko ma mujj saisir le procureur demander à ce que l'enquêteur mu accélérer la procédure finalement dossier bi viré waat encore dem ba gendarmerie def enquête bu leer nañ nga xam ne le délit flagrant a été établi
ñu delloo dossier bi au parquet juge bi comment dirais-je le procureur yóbbu ko en instruction boobaak léegi dossier baa ngi en instance li xew ci diggante bi yëpp ci benn affaire pendante à la justice la dem nañ sax ba dégg nañ ne ren ne équipe bu bees bii mi ngi mébét ay parcelles yu bees ba sax mel na ni woote nañu benn chapitre pour financement lotissement boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal bind naa procureur xamal ko ne ko monsieur le procureur loolu mënul ne jaaduwul que benn affaire bu nekk en instance justice vidéo ñu ko ñu bëgg a andi beneen conflit tegaat ci kawam ca lii ñuy coow nii leeragut. waaw yaakaar naa ne bala ñuy àgg ci jeexantal bi. dafa am benn reñ boo xamante ne nii fi mu ne nii téléspectateur bi seetaan dañ ko soxla woon loolu. waaw muy. maanaam ba nga ko sànq ci wàllum wolof nga diggal nañ ko ci tubaab muy 2008. waaw maanaam lotissement yi ñu jotoon def. waaw tey jii gannaaw yow mi nga xamante ni yaay wax ne maanaam yaa réclamé wu défenseur bi boobu ba léegi ñu lay gis nga ciy doxi jéego. waaw yoo am njëriñ sax. très bien nga wax ñu ñaata nit tey jii fi mu ne nii ñoo jot seen parcelle. ak ñaata parcelle la woon ci wàllum tubaab mu leer naa ñi. léegi nee naa la ñeenti junniy personne ak juróomi téeméer. mooy junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn moo ne ci état yi ñoo xam ne yor nañu seen i quittance jotaguñu seen i kër. ba léegi nii. ba léegi jotuñu seen i kër coopérative yi ñoom parce que ñoom dañu nekk en union ils sont organisés ñooñu jot nañu seen i parcelles lépp c'est bien expliqué ci état yi. ba dama ne état yi li mu joxe ak li ñu dagg ci ay parcelles dafa wuute dafa war fi mu ne bu ñu defee la soustraction am na 5000 plus de 5000 parcelles yoo xam ne actuellement ni ngi taxawaalu kenn xamul fu mu ne dagg nañ ko ba pare te maanaam ñu ngi koy mbapat ndànk-ndànk ci suuf ñu ngi koy jaay. mais état yi li mu joxe ci ay parcelles ak li ñu dagg ñoom bi ma defee calcul bi am na juróomi junniy parcelles ëpp na juróomi junniy parcelles yoo xam ne kenn moomu ko non identifié ca loolu dama ko bind. loolu ci wàllu amee taal ba léegi. ci diggante 2009 ba 2014 dans le département de Diourbel. commune de Diourbel juróom benn junniy parcelle daal yoo xam ne diggante Aminata Tall ak Jacques Bodin dagg nañ ko ñeenti junni ak juróomi téeméer ci équipe bu Aminata Tall junni ak juróomi téeméer ci équipe bu Jacques Bodin donc loolu mooy li nga xam ne moo am fin 2013 2014 ci la gàppoo dagg 1778 boo ko boolee muy 7778 juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti parcelles yoo xam ne dagg nañ ko dans le département de Diourbel problème toog gaar moom c'est récent daaw laa jot dossier bi dugal naa ko en instruction yi am na yeneen problème aussi yoo xam ne mi ngi daw ci commune bi sur le plan du foncier et puis loolu dafa mel ne sax moo gën a tee grave parcelles yi mooy problème mu cantinisation am na juróom-ñaar fukki arrêté ak juróom-ñaar yoo xam ne yi yaa may dégg 33 yi nekk ci route bi jëm hôpital 33 yooyu fanweer ak ñett yooyu moom it bokk na ci parcelle maanaam cantine yi Jacques Bodin mujj a dagg avant la fin du mandat kenn délibéré ko ay arrêté vierge la ñu attribué ko ay nit man mii sax dégg naa ne attribué wu nañu ma ci cantine mais ñi mënuñu ma ko jox parce que bu ma ko joxee ma taal daal yi donc lépp loo xam ne dagg nañ ko sur le plan cantinisation tàmbalee ko ci boulevard Sëñ Cheikh Mbacké boulevard El Mayel Fall école Mame Diarra Bousso école Sidi Guissé ba ci inspection régionale du travail yooyu yëpp dañ ko war a réviser xool ndax am na conformité wala déet parce que yëguñu fenn foo xam ne fii am na fa délibération pour jox autorisation le maire pour ñu procéder à ces constructions là. boobu ba léegi nga nekk ci xeex bi di ci jéem a bàyyi sa kéemtulaay kattan pour ni maanaam wàllum suuf si leer. waaw fi mu ne nii yéen jéegu nga ci gis yoo xamante ni am nay avancé. léegi boobu léegi yaa ngi wax ay parcelles yoo xamante ni. maanaam dara leeragu ci. waaw très bien léegi bloqué mën naa ni pour le moment dossier bu nekk en instance atteeguñ ko mënaguma def appel mais gëm naa ni dossier bi nii ma gisee lenteur bi dossier bi dafa bari parce que le juge d'instruction lu mat 15 chemises yoo xam ne yëpp ay information la jot na ko ci foncier bi donc mi ngi ciy liggéey moom bi mu ci jotee le juge Mbow mi ngi ciy liggéey ni mu ci war a liggéey parce que ñaari fan ñett ma dem ñu échanger man ak moom mu wax ma situation dossier bi fi mu toll léegi ñu war ko enrôler retard bi moom du ci juge bi mais c'est avant l'arrivée de ce juge là ci la amoon ci diggante le procureur ak peut-être le premier juge il avait inculpé presque ay 8 personnes mais il y a 14 inculpés pour le moment nii. Ci instant bi il y a 14 inculpés. Il y a un adjoint au maire, je ne citerai pas son nom, qui est inculpé. Il y a des techniciens qui sont inculpés. L'urbanisme, Diouf a été inculpé. Cadastre est inculpé. Tous les chefs de service techniques, ñu ci bari inculpé leen ci dossier bi. D'autres maires de communes aussi inculpé leen ci dossier bi waaw. Il y a 14 inculpés. kon il y a des avancées. Il y a des avancées bien sûr. ñu ngi inculpé leen actuellement ngi continuer dossier bi dafa bari.
juge bi su wàcc day yóbbu chemise sax pour xool étudier ainsi de suite dafa bari je peux dire que lu ëpp 200 pièces dossier bi am na. jërëjëf ñoo ngi leen di fàttali kii nekkal nii mooy Ousmane Mbacké Ndiaye moom mi nga xamante ne nii nee na mooy saytu li nga xamante ni mooy wàllum suuf si fii ci Diourbel Ousmane yaakaar naa ne li nga wax ci nguuruk ki nga xamante ni mooy Aminata Tall ak Jacques Bodin seen ping pong boobu ñu doon def ci wàllum cantine wàllum suuf see cantine yooyu am na loo ci leeral askan bi am na ñoo xam ne amoon nañu terrain tax ñu nangu ko ne nañ def ñu ay frais de bornage ak yow yi fi mu ne nii est-ce que mën nga ci indi leeral léegi sax foofu am na ci point bu ma doon wax sànq mooy juróom benn fukki kër ak juróom yoo xam ne ci année 2017 lañ ko foqati nangu ko ci ay nit am na ci ay kilifa yuñ ci jox ay parcelles am na ay plaignants yu ñëw ci man ne ma kat noonu suñu kër dañ koo nangu ca wax ci yow lañ dégg ngay wax ci mbirum suuf si léegi ñoom ñu def ay investigation topp seen kër ba mu àgg ci kilifa yaa ma dégg kooku delloo leen ci kii ne leen am leen seen kër man mënu ci ma xam kilifa yoo xam ne tudd nañ leen ci njaareem gi attribué leen ay terrain ak i parcelles ci yëguñu ko ñu doon ay kilifa ji nii ñooñu bañ ko yëgee dañ leen nag delloowaat ñu ngeen xam def leen seen i parcelles jur ñu tey jur ñu ëllëg mafia moo am ci njaareem képp ku nangu daal ñu leeral la daganu juróom-benn kër yooyu ak juróom ay néew si doole donc ñoo ko moom ñoo xam ne seen waajur dafa génn àddina xañ na ñu miraas amuñu moyen yu defar kër ga terrain ba nekk fa noonu mais am quand même nga def enquête laaj ko moom kër gi identifié bu fekkente ni régulariser nañu ñu régulariser bu ñu régulariser ngeen wax leen nañu régulariser may leen délai parce que loo gis dafa am dérogation sociale bu ci war a mën a am mais néew si doole boo xam ne xamoo fu kàttanam toll xamoo ay mineurs lañu xamoo nuñu toll nga jël seen i kër yaa may dégg amoo ci lenn loo ciy def lu may topp ca di ko saam mel na kuy maye mel na yow alal ji yaa ko moom suufu njaareem kenn moomu ko kenn doonu ko ci sa ndey kenn doonu ko ci sa bàyyi c'est le denier public taxi yi da cee leer Sénégal li mu wax dafa leer ci suuf nañu bàyyi kuñ ci faleti nga toog def lu la neex di yaataa yu mbéy wut sa groupe wut sa état major ñu wër di la wayal di la xalamal nga defee ne yaa ci ne fii kenn falu fi buur kuñ fi fal ku ne ndaw nga dañ laa yónni yaa gën a doon ci dëkk ba ku ñu fal ku ne calculé na doo buur yow yaay ka gën a tuuti yaa ci gën a wàcc daraja yaa ci gën a néew maqaama dañ laa yónni da ngay dem xale bu tax sa bu la yónnee da nga war a dem waaye bu ñu génnee ci loolu tamit wàllum suuf si ñooñu ay kii yu ñu nanguwaa la wàllum suuf si ñoom ciy dégg na am na ay caxat-caxat fi mu ne nii yoo commencé di am bu baax a baax mosu ci jóg caxat-caxat moom mosu ci jóg xam nga li ñuy wax dafa am cumul de lotissement chevauchement ñii bi ñëwee xamuñu état bu suuf si fu mu toll xamuñu mooy équipe bu bees bii càmbaruñu dara gëstuñu lenn jéemuñoo xam tous gëstuñu sax le code des collectivités locales ba xam foncier bi lan la ci yoon wax commission domaniale lan moo ci xew problème bu amee nga ñëw fekk suuf si am conflit yow en tant que maire yaa may dégg da nga war a lijjanti loolu lan moo indi jaxasoo bi lan moo indi blocage suuf si bala nga ciy jéem lenn dossier bu ne en instance tribunal atteguñ ko yaa may dégg ngay jéem ay pexe di jéem a xool neneen looy defaat yaa may dégg pour yeneen i mbir ci biir foncier bi di gën a jaxase pédale yi te loolu li wér mooy day gën a jaxase rek du defar lii defar daal mooy nañu leeral li fi jàlloon ak li tag ñi di ko lijjanti mu teel lijjanti ko nañu lijjanti loolu ba mu leer ñu lijjanti leneen. fi mu ne nii ñoom nee nañ def nañ ay communiqué ak yëpp pour ñi nga xamante ne nii maanaam ci nguur ak Aminata Tall ak jàpp ci Jacques Bodin jotoon na nga xamante ne nii joxe woon nañ seen i kii pour ñu indiwaat seen i quittance pour ñu jox delloo leen seen i. merci beaucoup def nañ ci ay daje. may leen man en tant que requérant plaignant en tant que partie civile man képp koo ma jox sa quittance photocopier sa carte d'identité boole ci ak sa numéro téléphone ma def benn listing nga signer ma procuration ma déposé ko ci juge d'instruction bi ñooñu de mën naa assurer ni ñoom seen kër dama ko tëb am na ñeneen nañu jël beneen voie di woote feneen réunion ba yóbbu nañu ay dossier à la mairie yaa ma dégg pour ñooñu ñu mën leen a attribuer ñoom it may leen temps bien man daal lii sama sué lii sama objectif mooy que képp ku ne kuy néew su doole nañ la jox sa kër foo mën a jaar ba jox la sa kër nañ la ko jox dans la légitimité et dans la légalité mais dama ne maire yi mënul joxe genn kër ca tribunal attewul ba pare parce que suufu njaaram dañ ko sàcc nañu lijjanti ba jàpp sàcc bi teg ko ci loxo maanaam ñi ñuy inculpé ba fayloo leen caution ñi ngi fi ñooñu ñi ngi dem ci rajo yi. ñan lañ fi inculpé ba fayloo leen caution. Ahmed Dieng il a été inculpé je le cite nommément il a été inculpé man inculpé moo ko il a été inculpé il a été accusé par un groupe de conseillers municipaux ci collectif bi il a été inculpé par le juge d'instruction Barry il a versé me semble-t-il une caution de 5 millions. actuellement dama ne la inculpé yi mat nañu 14 ci dossier bii nekk en cours dama ne mairie bii nañu def attention nañ freiné ba tribunal délibéré bu ñu ko deful plainte bi dana mujj répercuté contre Malick Fall. jërëjëf
yaakaar naa ne Cheikh téléspectateur tey jii fii dañuy yem ak yéen seen émission question de l'heure lii duuf yëpp xajul ci cin li yaakaar naa nañ àndaat ak Ousmane Mbacké Ndiaye ci yeneen numéro maanaam wàllum suuf si nga xamante ni njaareem fi mu ne nii mooy def problème ñoo ngi fi gis ñoo xamante ni dañuy dikk à chaque fois tamit des plaindre wu ne dañoo amoon seen i terrain ñu nangu ko jox ko ñeneen parce que ay frais de ay bornage ak wax defuñu woon bornage wala yeneen ak yeneen ak wàllu yi nga xamante ne ni moo antérieur muy ci wàllum réunion aménagement ak Jacques Bodin yaakaar naa ci loolu la ñu indiloon ànd ceeg Ousmane Mbacké Ndiaye moom mi nga xam ne mooy proclamé wu ne moom mooy défenseur wàllum foncier fii ci diwaanu Njaareem di leen jox daje ci beneen numéro ak yeneen leeral jërëjëf